auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barki yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon maa ngi tudd Ousmane Noël Dieng di chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr à la DGPU le président du mouvement MJKDF 2S mouvement des jeunes de Kaolack derrière le ministre Diène Farba Sarr social. waaw Ousmane Noël Dieng jaamu bi yàlla la wax dëgg yàlla ñu am jaar-jaar comme fu ñu yàlla jaarale wax dëgg yàlla ñu nekk doomu jullit ñu yar ñu fu ñu war a yaree juddoo Kaolack wax dëgg yàlla jàngee fa tuuti ñëw yeggale fii suñu njàng ci Ndakaaru jaar fu ñu war a jaar yëpp bañ demee aussi jaar nañ ci lépp loo xam ne jaamu bi yàlla bi ut di kërti du war a jaar Ousmane Noël jaar na fa lu dul mooy yàlla lu dul lu naqari yàlla lépp loo xam ne boo fa jaaree wax dëgg yàlla fexe ba mën a am lu la jariñ ba mën a dimbale say waajur di daan sa doole Ousmane Noël jaar na fa ba jëmmi joon tey bañ mën a dugg ci wàllum politique wax dëgg yàlla ba di servir suñu réew di gën a leeral suñu gox parce que politique du dara lu dul dekkil sa gox signification politique loolu la l'art de bien gérer la cité donc ku ne ko war a def ñëpp ko war a def amul ku ko warut a def parce que ñu baax ñi bu ñu deful politique rek ñu bon ñee koy def et donc yow boo baaxee nag bokk fu baax war nga mun def politique ci anam ni nga juddoon ni nga yoroon nit ku nekk ni nga mel rek nga defee politique looloo waral tey ñu dugg ci wàllu langue politique bi. waaw comme yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commerçant jaar na ko muy métier am ndaxte toll nañ benn moment boo xam ne dama ne duñu xaar rek même boo jàngee fi nga war a jàng yem nga fi nga war a yem doo xaar rek di tàllal loxo parce que àdduna yàlla waxul ñëpp ne boo jàngee rek da nga war a réussir par force yàlla waxul ñëpp ne yaa ngi dem université par force da nga war a am diplôme da nga war a liggéey par force et donc doo xaar ba ma xamee loolu gis ni situation yi mi ngi doy waar ma dugg ci bagage yi wax dëgg yàlla tey jii yor sama boutique prêt-à-porter façon bu ne di jaay solo yu gën a rafet di ko jaay des personnalités wax dëgg pour am ay revenu di si fay sumay nekk di si jàppale jaamu yàlla di si jàppale suma yaay parce que di nga toll moment boo xam ne yaa ngi gis sa yaay mi ngi doon mag boo nekkul boo bëggul nax sa bopp nga xam ne sa yaay ngi doon mag dugg na si 70 dugg na ci nangam boo naxul sa bopp da nga ne sa yaay mënut a dundaat 20 ans parce que dund téeméer at jafe na nga ne xaaral ma de góorgóorlu sama waajur balaa mi fi jógee dee nag ñëppay dee mënoon naa ko jiitu comme ni ma ko mënoon na ma jiitu waaye nag da ngay góorgóorlu si sa waajur moo waral sax ñu dugg ci loolu ne bof je parle complexe de le dire lu ne dugg naa ci maçon sa def naa ko maçon dem naa ba ci un jour ma toog fii nekk sama kër jëppal benn jour affaire bi dëgër lool ma yeewu suba teel takk sama dàll sol sama t-shirt def sama parfum di doxantu côté ci sa kër bi ni ma doxantu ba gis benn chantier te fii ma toog tey di ko liggéey bi ci kër góor gi liggéey naa fi 2 ans yoo xam ne maçon laa def journée 2500 ba ma ñëwee gis waa ji dama ne ko sëñ bi damaa bëgg liggéey mun na yow sëñ bi mënuñ laa fay parce que gis na li ma soloo correctement gis na li ma def mun mënuñ laa fay ma lu tax mun na yow xanaa étudiant nga mun na ko waaw mais dama bëgg liggéey mun na yow mënuñ laa fay yow moom xam naa li ngay fay ko mënu la fay ma ne ko sëñ barki Seydina Mohamed dama bëgg liggéey mu ne fii journée 2500 la de ma ne ko man bëgg naa et donc si liñ dugg bu may fay journée 2500 may liggéey di poulet di yéegal ciment di wàcc ndox di wàcc lépp di ci fayee ko su ma fayee ko dama ko dem dajale su ma ko dajalee fay ci sumay appartement lu si des ma yónnee ko sama yaay et donc loolu yëpp nag dañ ko dem def rek pour bañ a tàllal loxo ba tey wax dëgg yàlla loolu moo ñu dimbale moo tax ma xam ku ñàkk moo tax ma xam veyu tabaski nan lay mel ci waajur xam naa wax dëgg yàlla ku xiif nan lay mel xam naa ku mar nu mu mel xam naa ku bëgg a def te mënagul def ni mu mel as gor laa bëgg wax donc loolu regretté wu ma ko loolu tamit aw ma complexe di ko wax fu ne parce que loolay jaar-jaar doon defuma ko pour dama xeeb sama bopp wala dama ñàkk def naa sax lu gën a garaaw université sax dem naa fa sax di fa liggéey di fa daan sama doole nekk ci restaurant di dóor waar di fay ko 75 000 francs par weer donc amul fu ma jaar amul complexe di wax loolu parce que man open mind la man free life laay dund loolu sama jaar-jaar la liggéey naa ko mu sell lool ibbi samay boutique prêt-à-porter
loolu moo ibboon boutique prêt-à-porter di jaay ku ne ay veste ay chemise xam nga di ko indi fu ne ba ma demee ba yooyu métti yëpp dëgër loolu yëpp ay jaar-jaar la yàlla suñu borom bu lay ibbil mbir waxul ne boo jaayee yére par force da nga war a am ay magasin yu ngand ngand déedéet yàlla jaar-jaaram rek la lay ibbil da lay jaar pour nga xooslu pour nga jaar ci yàlla bu la bëggee defar yàlla suñu borom ku mu liggéeyloo rek dina la fay loolu bu la bëggee defar nag da lay jaarloo ci yoon yu gën a métti yu gën a am te fi ma jaar nii am na ñu ko jaar yu gën a métti ñu ko jaar yu gën am na jaar-jaar même le président de la République Macky Sall bu la waxee jaar-jaaram nga ba àdduna. Vous savez que xam nga monsieur le ministre Diène Farba c'est le ministre le plus modeste du monde monsieur le ministre Diène Farba c'est le ministre le plus humble xam nga doomam sama xarit la bu nekk ku baax moom ñëw këram di fréquenter des fois di ñibbi mel man comme ñun dañu yar ci doomu daara yar ñu ci diina yar ñu ci l'islam à chaque fois bu may gis këram su ma ñëwee dina ma fekk ma ñu jàpp julli jaamu yàlla ànd ak rakam doomam nekk sama xarit bu baax bëgg ma may papi wax dëgg yàlla mu un jour rek mu gis ma dama may yow booy ni ma la gisee nga am diine nga ba pare di wax bu rafet macha allah ah ni ma la gisee yow foo dëkk ma ne ko man Kaolack rek mu ne pourtant mu ne yow xanaa Kaolack amoo fu mbokk parce que dama gis man sama politique dafa sooxe Kaolack quoi dafa des yow xanaa doo politique ma ne ko pourtant man da am naa waajur yu baax am naa waajur yu baax te ku ma oo nga uyu ma et donc politique war naa ko mën def te du dara lu dul politique jarul schéma jarul diplôme yi jarul xëcc gauche à droite de cesse de midi à 14 heures c'est trop simple amal la njëriñ askan wi nit da nga am njëriñ nit boo amul njëriñ doo nit da nga am njëriñ moralement loolu nga am njëriñ ci sa poche wala nga am njëriñ ci sa doole yooyu yëpp boo ko amul nag man je pense que dee sax mu war a gën ñu suul la parce que nit dafay am njëriñ léegi nag politique boobu lañu ma xam ne loolay politique c'est facile ñu nekk ci mu ne ma demal ma Kaolack waaw ma dem Kaolack def sama rentrée politique mu dem oote rek mu réussir total Kaolack yëpp mel ni ma lañ dem xaar aussi ma monsieur le ministre Diène Farba Sarr gis loolu bàyyi ma xel il m'a formé en son image di ma gérer di ma teg ci yoon di ma canaliser di ma jàngal lu bari lépp lu ma xam ci politique lépp lu ma dund tey lépp lu ma am tey ci politique moom la gannaaw yàlla moom rek la moo ma jàngal moo ma teg ci yoon moo ma xamal na ma dans la vie nit da ngay modeste nit da ngay simplicité dafa baax jaamu yàlla yi mënoo leen bëgg ba pare nekk si ñoom di leen jaay affaire et donc modestel wàcce ci nit ñi waxtaanal ak ñoom kafal ak ñoom wax nga dëgg wax leen li nga bëgg lu mën a nekk wax leen ko bul ci fenn bul ci wax loo xam ne yëpp bu mu la jaral nga wax ay loo xam ne franchement du dëgg da leen chaque jour den kàddu yi nay doon dëgg te li ngay wax sa jëfu tey na méngoog sa jëfu démb kon donc loolu rek mooy mbir mi loolu la ma jàngalee politique ba tey ba ñu egg si fii. mi ngi toll ci 2006 ans 2015 la je pense que ba 2020 et donc ñuy ñaan yàlla ànd ba àjjana ci barki Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma nekk ci gannaaw kenn ku dul le ministre Diène Farba Sarr ba su bàyyee politique ne ma Ousmane Noël bàyyi naa lu ma neex ma def waaye je serai toujours derrière lui. non man jeune laa man xale laa dama am avenir bëgg servir sama réew. du ma wax si Diène Farba Sarr s'efface je m'efface man du ma wax loolu mais dama ne fii ak Diène Farba Sarr mi ngi fi di politique ñaanuma yàlla ànd ak kenn parce que Ousmane Noël xajul ci gannaaw kenn ku dul le ministre Diène Farba Sarr et donc moom laa gëm moom laay àndal ba mu ne ma Ousmane Noël léegi yaa ngi nii man bàyyi naa wax dëgg yàlla maa ngi noppalu servir naa sama réew wax dëgg yàlla defal naa ko lu ne léegi nag maa ngi noppalu ma ne ko monsieur le ministre ñaanal ma jërëjëf léegi nag ma jël sama yoonu bopp mun naa def lu ma neex te moom may ñaanal te moom may tànnal. non du 2 ans 7 mois la xam nga Diène Farba gars dañu ko tàmm ci gouvernement bi ba bu génnee tuuti rek dañu foog ne sax dafa yàgg mais 7 mois rek la woon 7 mois mais xam nga il faut ñuy sóor aussi yàlla nguur yàlla koy fal nguur Macky Sall day def maanaam day sablu rek mais yàlla moo ne woon Diène Farba Sarr du bokk ci nguur gi mais su fekkee ne compétence la kan moo ëpp compétence ci nguur gi Diène Farba Sarr amul su fekkee ne loyauté la légitimité la kan moo ko ëpp kii nga xam ne dafa ànd ak président depuis 98 mu nekk xaritam bëgg ko sopp ko xeexal ko fu ne mu dem kon ku ko ëpp loyal kon moo gën a loyal devant Diène Farba Sarr devant le président Macky Sall amut su fekkee nag compétence la wax dëgg yàlla ma gisuma ko gën a compétent mais nag yàlla mooy fal yàlla suñu borom moo xam lu tax moment boobu noonu te dañu jógee campagne ku ne xam ne si plus de 12 meetings nga def ko ci région bi département de Kaolack moom rek moo fa def meeting
yu muy fees dell fépp fees bu dee loolu la kon bu ne Kaolack rek la bu fa Diène Farba Sarr nekk la mu doy waar kon nañu mu wax ne moom moo ko fal sax biir Kaolack kon su fekkee ne loolu yëpp tegew na jaar na yoon mu yëpp mu réunir lépp condition yëpp mu réunir yëpp réunir nañ pour Diène Farba Sarr nekk à nangam ñu pare le président Macky Sall def choix tegg ko xaarloo ko mais loolu yàlla suñu borom moo dogal loolu ci moom waaye ba nga koy xaarloo xam lu tax président Macky Sall génn ko ci gouvernement bi pour humilier ko déedéet le président Macky Sall génnul Diène Farba Sarr ci gouvernement pour dàq ko déedéet parce que dafa am projet boo xam ne dafa seedal Diène Farba Sarr ne un homme incorruptible c'est le ministre Diène Farba Sarr mu am projet bu gën a ngand ci projet yi ci àdduna bu mu gën a fonk ci àdduna bi muy projet Diamniadio ak Lac Rose les pôles léegi nag mun ko Diène génneel gouvernement bi tuuti ñëw géral ma lii parce que lii depuis pôle boo xam ne depuis 2014 mi ngi fii mënut a avancer et donc te man li ma xamee sa compétence nga jaar ABEX ministre de l'investissement ministre de habitat urbanisme musuñu dégg ci yow scandale macha allah je touche du bois musuñu dégg ci yow dara yal na yàlla xeeb doole ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon fu mu mës a teg rek jaar nga def nga fa loo xam ne macha allah avancement boo xam ne lu rëy la et donc pôle bii nga xam ne nag mooy sama projet bu gën a ngan partout dans le monde dañ koy tudd la nouvelle ville Diamniadio Lac Rose wóoluwuma ci kenn ku dul Diène Farba Sarr moo tax mu toog loo ko xaar ko si 7 mois yooyu mu toog après nag si la ko jox pôle urbain de Diamniadio mais génnuwu ko pour humilier ko génnuwu ko ci gouvernement bi pour ñàkkal ko fayda déedéet le président Macky Sall ku am ngor la le président Macky Sall nit bu reconnaissant la le président Macky Sall nit bu am yar la nit bu dal la nit bu xàmmee nitu démb la du nit bu wor du workat donc lu mu def noonu yàlla suñu borom dogal na ko te lu mu dogal noonu yàlla lu mu dogal moo gën nag fuuf parce que léegi tey jii lu Diène Farba Sarr def pôle bi nii di projet bu gën a ngande bu fi nekkaloon tey mu ñaaw te moom la ci wóorul nag xaritam benn bakkan ñu ànd depuis daf ko fonk daf ko bëgg te pôle bi rek la ko mën a dénk pour mu mën a am réussite totale loolu moo tax nag mu dénk ko pôle bi mais nag gis nga am na ñoo xam ne même ba ci temps yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent ba mu ootee dafa am ñoom dañu ñëw rek gëm dugg ku si mel ni ay Ababacar Sadiq moo tax ñu koy wax as-Sadiq dafa gëm rek dugg am na ñoo xam ne balaa ñu gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem nañ ba gis ne diine l'islam mi ngi taxaw am na ñoo xam ne dañoo dem ba xam ne diine bi nag am na commencé na am sax xaalis tuuti nag di nga si am foo di nga si jàngale dara am xaalis ñoo gëm-gëm yi ñoo bokkul am na ñoo xam ne fu tooy la ñu nekk dafa am mbindeef yoo xam ne fu tooy rek la ñu nekk am na ñoo xam ne bu tooyatul bu woowee ñu dem loolu il faut nga comprendre leen maanaam bu ko xas parce que lu am rek la wan am na ñoo xam ne dañ lay wor si saa si pour ñu wor la du dara si ñoom yaa fi nekk ministre nga am nga doole am nga compét lépp nii maa ngi ànd ak yow nekkatoo ministre amatoo doole dem naa loolu cëram la bu ko ci xas bul ko ci ŋàññi parce que loolooy cëram mais am na koo xam ne gor la buy métti day toog buy neex day toog su woowee mu toog bu tooyee mu toog parce que as gor la loolu la nàmp moom tamit cëram la et donc cër yëpp boo ko boolee boo mu bëggee boole ñëpp rek ci xuloo gi dek parce que ñëpp yemuñu am na ñoo xam noonu lañ mel danga boo doo leen comme daan da nga la ñuy bàyyi noonu di la ñaanal yàlla nag yàlla tegg leen ci yoon boobu ba tegal leen ci yoonu jub tegal leen ci yoonu boo xam ne du yoonu wor tegal leen ci yoon boo xam ne yoonu loyauté yoon boo xam ne yoonu as gor ni mu war a bindoo as gor boo jàppee doo bàyyi as gor boo nekk ak jaam mu yàgg la teral jéen ku ne la teral ci àdduna il a pris plus de 315 jeunes moom rek moo ko def barki Cheikh Tidiane 315 jeunes la jël Kaolack ñuy liggéey li mu def ci Kaolack bu fekkoon jéen day communiquer su fekkoon jéen Farba Sarr dafay yor réseaux sociaux yi dafay wër télévision yi di wax la ma def mois kon kenn benn politicien dootu ñeme wax parce que li mu def Kaolack amul benn politicien boobu moo sa def tey jii boo demee Kaolack nga xool ci ay naataangoom yi nga xam ne ku ci mel ni ay Awa Gueye ku ci mel ni ay Maître Nafissatou Diop ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen ku ci nekk rek jël na la monsieur le ministre Diène Farba Sarr amu ci xaaj ak seen mënoon na wax ne man ñii ñoo may jàppale mënoon na wax ne man ñii ñoo may jàppale politiquement waaye xool loolu yëpp daf ne le président Macky Sall moo ma ñor def ne Kaolack moo ma ñor def ne askan moo ma ñor yaa ngi dégg et donc lu ma gën a ñor ci askan wi li ma gën a ñor
ci kaw langaan kon naa jël ñëpp xooluma ci jël dafa jël ay nit Awa Gueye ñu jël la ñu liggéey dafa jël ay nit maître Nafissatou Diop mu jël la ñu liggéey ay nit Mariama Sarr mu jël la ñu liggéey kon ñëpp la jël ñu liggéey loolu yëpp pour parce que ñëpp ay jeunes président Macky Sall la ñu ñëpp ay jeunes Kaolack waa lañu ay Sénégal la ñu et donc loolu yëpp bu ko defee pour rek lu jëmale réew mi kanam la pour rek lu jëmale askan wi kanam la pour lu jëmale Kaolack kanam la et donc amu ci xaaj ak seen ñu jël na huit directeurs généraux la jël 8 ñoo xam yëpp Kaolack lañu dëkk ñoom ñëpp ko trahir ñëpp ko war Kaolack la ñu yeewoo Kaolack lañu dëkk mais Diène bam bu ko président génne ba ko président def génne ci gouvernement bi rek da ngay foo ne mu Diène musul ànd kenn sax te ñoo ñëpp moo leen fal def leen ay directeur ñu am presque salaire yu baax presque 2 millions mais tey jii ñoom ñëpp gisatoo leen téléphone sax duñ ko oo téléphone. mais léegi ñu téléphone sax duñ ko oo téléphone ba mu daanoo laa wax téléphone sax doo ko oo donc loolu yëpp so seen cër la rek ñu ñoo def loolu mais Diène nit ku baax la Diène lu mu def Diène du xëccoo Diène Farba du def lu bon du xëccoo lépp loo ko doon a xëccoo moom mu bàyyee la ko wax dëgg yàlla dem seeti leneen du nit bu calme la nit bu dal la c'est un intellectuel c'est un technocrate organi foofu na pour dire que xaw ma ko sax foog naa benn yoon laa ko mos a gis je n'ai rien contre lui dama koy ñaanal yàlla mission bi ko président de la République dénk yàlla na ko réussir ci barki Cheikh bu Tidiane ci barki yonent Yàlla Muhammad pour dire que ne ñun xolu Kiñaan dafa xamuñ fu ñu nekk si ñun amut parce que ay doomu daara lañu mënoo weddi salaatu faati di iñaan ñun Cheikh Tidiane rek lañu bëgg mënoo weddi salaatu faati di iñaan kon Kiñaan nekkul ci ñun mais dafa def erreur ñu teg ko ci yoon loolu rek la dafa def jarul tur revenir xam nga tax affaire bi jàll na te je pense que jàmm moo gën loo gis Abdou Karim Fofana dañ ko Abdou Karim Fofana bu réussir président Macky Sall moo réussir te président Macky Sall bu réussir Sénégal wax dëgg yàlla moo réussir et donc mission bu mu yor nii Abdou Karim Fofana c'est un jeune mission bu ñu ko dénk urbanisme bii ñu ko dénk dañuy ñaan yàlla mu dox dañuy ñaan yàlla mu réussir ko loolu laa ko ñaan yàlla mu am kattan ak tal ba réussir ko et donc erreur mu def rek mooy conseil présidentiel Diène Farba waroon na ñëw mu xaar ba veille bi ñu doog ko jox wax dëgg yàlla invitation bi ñu dem foofu binduñ sax turam ñëwoon naa ci loolu rek la woon et puis c'est xam naa ne peut-être erreur la woon rek l'erreur humaine wax dëgg yàlla jéggaluñ ko lépp ñun tamit dañu jéggal su fekkee ne am nañ benn baat boo xam ne wax nañ ko ci bu offensé ko dañu jéggal parce que ñun ñëpp ay naatoonga ay jëwriñu président de la République Macky Sall lañu ñun ñëpp ay bras droit lañu ay Baye Fall lañu dañ koy liggéeyal nekk ci yaram di ko liggéeyal c'est le président Macky Sall qui compte moom mooy kilifa gi moom mooy dogal et donc ñun ñëpp lu ñu bëgg rek mooy moom mu am ndam li ñu bëgg rek mooy moom mu jëm ci kanam. MJKDF 2S mooy mouvement des jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr lu ko waral mooy c'est le ministre Diène Farba Sarr c'est un grand mouvement un mouvement très puissant un mouvement boo xam ne Kaolack amatul benn jeune boo xam ne mi ngi taxawaalu te nekkoo ci gannaaw mouvement boobu te képp ku ci nekk ñi yaa ngi liggéey ñu ngi lay utal financement ñi yaa ngi jàpp ci dara yaa ngi góor ci dara dafa am politique bi fi amoon politique boo xam ne dafa amoon da ngay ñëw ñu dugal la ci kaar jox la xartum wala tee débat gens yu ñu def noonu ñëw fekk la ci benn seen kër teg jox la 50 000 njëgu ataaya njëgu sungom mu nga mante fraîche wax loola ba nga dee nax la su ko defee mobiliser la yóbbu la ci terrain politique bi yóbbu la stade su ko defee ñu mobiliser la nga yuuxu war boo paree ñu jox la ku nekk 500 000 francs suñ paree moom mi ne ko def noonu politicien bu la def loolu njiiti réew mi falaat ko moom mu gën a am ay ndomba tànk yow ngay gën a torox di gën a toroxal gox bi man nag Ousmane Noël dama ñëw ci ndigal Diène Farba Sarr dindi fi politique boobu noonu moo tax yomb moo tax noon yi bari moo tax kaas yi bari parce que dama na taxaw temm ne la jeunesse yeewu leen la jeunesse c'est la puissance et sans la jeunesse rien ne peut se faire yeewu leen bu la kenn naxati bu nit jël sa alal ba pare di la ko mayat jël sa alal fekk la use la jël sa alal ba pare di la ko mayat nga foog ne yaa fi nekk mi ngi lay nax yeewu leen ñu taxaw temm je suis jeune je suis leader et je m'engage je suis jeune je suis leader et je m'engage loolu yëpp jeunesse toute la jeunesse kaolackoise ñëpp a koy wax ñun ñëpp Kaolack suñu fierté la moom la ñu am et donc duñu nangu kenn di ko fooyee te pur Saloum jiitu wuñ Kaolack deret dëgg Saloum bu dee deretu Saloum nga yor bu dee ka Saloum dafa fier bu dee deret Kaolack nga yor dëgg doo bàyyi Kaolack muy torox nii Kaolack mooy Kaolack Mawlana Cheikh al Islam
Kaolack mooy Kaolack Abdou Habib Kane Kaolack mooy Kaolacku sëñ Bassirou Mbacké Kaolack mooy Kaolacku maam Khalifa Niass Kaolack mooy Kaolacku wax dëgg yàlla ma Alaaji Abdoulaye Niass et donc Kaolack Carrefour la Kaolack lu rëy la Kaolack lu mag la kenn waru ko fooyee. maire non am na Kaolack waaye ñoo ma yónnee rek ma nekk seen maire rek mais ñun dañoo am kilifa suñu kilifa mooy le président de la République Macky Sall ñun dañoo am kilifa suñu kilifa mooy président de la République Macky Sall donc loolu yeewaguñ ko jotagul ñu ngi ci dem ci kanam de toute façon daal li ma la mën a wax mooy kenn mënut a jaar Kaolack te doo jaar si Ousmane Noël barke alxuraan kenn mënut a am dara Kaolack incha allah bu neexee yàlla suñu borom bu dee neex na rabbi samawaati moo fi ard te doo jaar si Ousmane Noël parce que dama koo liggéey Kaolack li ma yor ci mbooloo luy ànd ak man amul benn politicien bu ko am ñoom ñëpp dama nañ défier ñoom ñëpp amul ku ci am nañ alal am nañ tur mais mbooloo nekkul ci ñoom lii la da ngay gis ñu taxawaalu foofu yëpp amul ñetti nit parce que nit ñi dañ leen weddi même tête dañ dem gis même tête yi Kaolack même ñooy gis rek xam nga Kaolack musul changé climat bi ndox yi saleté le président Macky Sall lu mu war a def na ko fan la ñu war a fal doolal na leen def na lu mu war a def lu ci des Macky Sall mu lu war a fépp di ko defar Macky Sall su sañoon moom mooy toog ci bureau yëpp président Macky Sall bu sañoon mooy defar dëkk yëpp mooy defar lépp mais nag comme que ne yàlla suñu borom saa bu la falee dalee boole ñi ba mu jëlee yonent yàlla Muhammad teg ko ci kaw dafa jël boole ko saaba yi président Macky Sall ba ko yàlla falee da ko boole ak ay jëwriñam ñooñu nag ñoo war a def liggéey bi ñoom teg Kaolack ñu def liggéey bi mais Kaolack dañ ko sàggane et donc il faut ñu jógaat yi mu gën a leer ñun dañuy liggéey et donc man damay toog jël sama téléphone ne c'est le président Ousmane Noël damay oote réunion mbedd bi fees dell loolu nag yàlla la ñu koy sante suñu borom cœur de ville 5000 places la 5000 places amul benn politicien bu ko mos a feesal ci àdduna amuñ mbooloo lu ñu am mooy peut-être ay giwal gàddu ñetti tama gàddu nanga yuuxu seen tur wala nangam wala nekk si sidi di xeex wala am tur ñu utiliser tur yooyu noonu rek nga foog ne am nañ mbooloo mais mbooloo ci base bi ñeme base de kenn ñemu ci base bi duñu wàcc sax si base bi c'est nous le mouvement MJK c'est la puissance waaw mais suñu social mooy suñu lépp mooy suñu secret xam nga joxe koo xamoon secret bi yow sa àdduna yëpp dañ koy joxe dama la nettali benn anecdote rek benn góor yàlla wala yàlla bu mag bi nga xam ne dafa bëggoon doom ju góor am na njaboot te mosul am doom ju góor di ko ñaan yàlla di wala yàlla boo xam ne mosul ñaan yàlla te yàlla gàntu ko lu mu ñaan yàlla def ko dama la bëgg wax rek njëriñu joxe social lu mu ñaan yàlla may ko mais dafa ñaan yàlla doom ju góor yàlla may ko à chaque fois muy ñaan yàlla di ko may mu benn jour mu dugg xaw laaj yàlla na ko yàlla mu lu tax ma ne laaj ñaar doom bu góor depuis ñaata at mu doon ma ko may yàlla na ko dama xam ne su ma la mayee doom ju góor dafa am benn at ba soo amee doom ju góor bi ba su màggee bay takk jabar jour bi muy takkee jabar bu jabar ji sëy ba tegal ko reer après si lay faatu ci fleuru âge am te loolu dina la métti moo tax bu ma la may doom ju góor mais waa ji forcé na ko yàlla bëgg naa parce que bëgg naa ñam luy doom ju góor bëgg naa sax même bu faatoo bëgg naa yàlla na ko acca bismillah ñu dem ba jëmmi jamono yàlla may ko doom ju góor doom ji di màgg ba toog benn jour do màgg ba toll ci muskalaf ñëw ci waajuram bu góor na ko dama bëgg takk jabar ba mu ne dama bëgg takk jabar rek bàyyi ji xalaat la ko ci saa borom waxoon rek mu tiit la ma ñëw gi na ko bon mun ko baax na mu takk jabar soxna si ñëw sëy si bañ def feet beeg yëpp soxna si ñëw di ko tegal ko reer tey jii su ma la mën a misaal reer bi mi ngi mel ni ñu neen michu la michu xar buñ def lépp ba mu pare macha allah ñu tegal ko xar bi tegal ko lépp mu toog ni muy toogee dem di raxasu ba teg torsion dem bay reer mu dégg benn baat ci buntu kër gi ne asalaamaaleykum kan la moo may sarax reer te yàlla rek tax rek mu xool na rek mu jël reer bi génn fekk waa ji benn góor yàlla toog mu jox ko reer bi jox ko raxasu waa ji lekk ci michu bi lekk ba suur ba géex mu ne ko sëñ xale bi kaay ma ñaanal yàlla dama kontaan kaay ma ñaanal mu teel loxo bi da ko ñaan yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga fi sax yàlla na yàlla may teraanga
ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kontaan naa jërëjëf xale bi na ko amin jël desit ba dem lekk ko dem yoonam waajur bu góor bi nag papa moom mi ngi xaar rek chaque jour ñu yeewu fajar rek na ko sa doom ji dee na mi ngi tiit mi ngi am tristesse mi ngi lépp ñu yeewu fajar xale bi yeewu suba sangu fajar julli ñu yeewu tisbaar mu pare mu julli tisbaar takkusaan ba fanaanaat mu toog 2 jours 3 jours mu dugal xawla la yàlla nag waa yàlla man maa ngi tibbale li ma waxoon si suñu mu ne ko waaw man du ma delloo ñaani wàllu yàlla na xale bi dafa dañ ko tegal reeram ci joxe mu suur reeram dem jox ko benn jaam yàlla boo xam ne ku sonn ñëwoon boo xam ne maa ko yebal jaam la rek sama jaam la bu xiif mu ñëw di sàkku ndimbal ci reer mu jël reeram jox ko te kooku da ko ñaal na ko yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi sax moo tax yokkal naa ko 40 ans comme 30 ans yokkal la 40 ans kon sant yàlla loolu moo tax social ñu duñ ko bàyyi parce que yàlla suñu borom nee na ku ëpp njëriñ ci jaam yi moo gën ci man moo gën a fort sama côté moom laa gën a fonk donc ñun suñu politique amuñu alal nag amuñu dara waaye lu ñu am dañ koy joxe denc ñu dara nag barki Seydina Muhammad am nii dañu foone sax dañu yor xaalis mais duñ denc mais li yàlla bari la barke la moo ko gën te politique bu ñu def dañ cee signé ak yàlla suñu borom dañ cee wax yàlla ne ko su fekkee nar nañu am dara ci politique di nax jaamu yàlla ñu ngi koy ñaan ci daraje Seydina Muhammad yàlla bu ñu am dara ci politique yàlla nga ñu teel a freiné yàlla su fekkee ne jaamu yàlla moo ñu tax a jóg su fekkee jaamu yàlla yi ñoo ñu tax a jóg yàlla nga ñu taal feeg at ba Sénégal yëpp di ñu dégg ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc yow yaa may dégg fu ne su fekkee ñaari logique yooyu su fekkee ne ñun dañu nekk di nax jaamu yàlla yi kon dañu xam ba taal ñu sa caméra yi et donc yàlla politique c'est l'art de bien gérer la cité politiciens yi nañ bàyyi di nax nit ñi politiciens yi nañ bàyyi di def tout pour siiw te buñ siiwee di làqatu jaam yi ku ko def rek yaa ngi trahir yàlla waaw inondation moom mbiru yàlla la parce que taw boo mënta dem si yàlla na ko bul a tawati bul bañ inondation ndax yàlla suñu borom moom ndoxam waaye nag ndox moom yërmande la almaa wu rahma parce que bu tawloon day wax yàlla na waa bekkoor bi métti na waaye nañ ñaan yàlla mu taw na béykat di am dara bu tawee dañ naan inondation bari na ndox bari na mbiru yàlla la waaye nag war nañ ci jóg comme ni ko président de la République ko waxee chaque jour ko jëfee comme ni ko ministre de l'Intérieur waxee bakki dem li ma jaan nañ fexe ba ndox yi nekk ci kër yëpp dañ loolu àdduna nañ ci jóg aussi si assainissement yi di gën a jàll ba ndox mi inondation kenn mënu koo bañ parce que les pays les plus puissants les États-Unis Chine fépp dañu am day inondé mais nag mën nañ fexe ba mu wàññeeku ñu si sàkku rek ndimbal ci njiitum réew bi mi ngi ci sax ndax nu mu fonkee ku bëgg Sénégal la ku patriote la liggéeykat la jàmbaar la ñu bëgg rek mu gën a farlu ci rek jëwri ñu yor wàllu woowee wax dëgg yàlla mu nekk ci parce que monsieur le ministre Diène Farba Sarr yoroon na inondation ba mu ci nekkee góorgóorlu na ci bari yu bari da nga ko dem gis mu xuus si ndox mi dem gauche dem droite préparer inondation bi loolu nag léegi nag nekkatu ci wàllu boobu mi ngi ci ministère de l'eau et donc loolu ñoom tamit nañ ci gën a góorgóorlu rek pour gën a jàppale président de la République ci mission am su ko defee inondation bi di wàññeeku waaye da inondation jeex ci àdduna mënut a nekk parce que yàlla ay taw waaye ñun ay doomu daara la ñu dañoo juddu fekk suñu baay doon nitu yàlla suñuy maam yi doon ay nitu daara loolu lañ xam ñun hérité ñun amuñu xaalis doon nañu xaalis on est riche mais amuñu xaalis suñu richesse mooy lan mooy bëgg yàlla bëgg yonent bëgg Cheikh Tidiane loolu rek mooy suñu richesse boobu lañ doon suñu waajur ba mu génn àdduna doonuñu ko sax ñaari dërëm doonuñu ko ci kontam gisuñu ko ci kontam waaye nag lu ñu doon ci moom mooy xaala Allahu xaala rasul ni ku nekk ne li nga nàmp da ngay géex yàlla ak yonent ak Cheikh Tidiane moom lañ doon suñu bàyyi moom lañ doon suñu maam yi moo tax ni ku nekk li nga nàmp ngay yéex te li may wax dafa aqiqa te yàlla kenn du ko sosal aqiqa laay dund li may dund noonu laay politiquer li may dund nii noonu laay politiquer moo tax te li may wax ne depuis 2015 6 ans nga koy wax te yàlla te dara musta dañ ngay wax ngay ànd ak cohérence li ngay wax di gën a waxaat di ko waxaat xamal ne aqiqa la allah wal haqu allah yàlla mooy dëgg-dëgg yàlla sant yàlla di sant waa leeral bi nga xam ne léppay leer ak ñoom donc ñàkk koo seetaan wóorub di sant le grand mouvement MJKDF 2S di gën a santaat le ministre Diène Farba Sarr di ko ñaanal yàlla yéen bi yal na ko yàlla oyofal ci daraje Seydina Muhammad yàlla gën a sutural le président de la République Macky Sall yàlla may ko ndam ci Sénégal ci daraje Seydina Muhammad vive Sénégal